téléspectateurs yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal El Hadj Malick Leye nekk agent de Sen'Eau secrétaire général adjoint du SATES ñu koy wax syndicat autonome des travailleurs donc est membre de l'intersyndicale regroupant les syndicats SATES UTES SUTES ak CNTS moo nekk tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum perturbation yi nga xamante ni dañ koy faral ne meeku ci ndox bi qualité ndox mi tamit nu mu fa tëddee est-ce que jaadu na si seen gis-gis loolu yëpp dina ko yaatal ci bile émission ndax waa Sen'Eau ak SONES dañ am ay travaux yu ñu amal ci week-end bi moo tax ay perturbation dina am suba naka noonu ba gannaaw suba laata situation bi di revenir à la normale El Hadj Malick Leye maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di am mbégte teew tey ci émission bi nga xamante ne nii yaa ngi ñu invité di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal ak bitim réew di nuyu également auditeurs yi nga xamante ne nii à travers la télévision ITV dinañ déglu mbala boog daañ déglu après émission bi. kon maa ngi nuyu Sénégal ak li ko wër maa ngi nuyu tamit àdduna bi yëpp ak seen fidèle auditeur ak téléspectateurs yi. alors d'abord laataa ñuy tàmbali waxtaan bi El Hadj Malick Leye da nga ñëwaale ak ay documents yu bari lu tax documents yu bari yaa ngi souligner waat di marqué waat lu tax feuille yu bari na de. waaw feuille foo mu bari ndax. dafa am mbir yoo xamante ne nii moo nekk ci biir béréb bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee. ñuy wax ne ñun ay syndicalistes lañ naam ay liggéeykat lañ ci biir kër gi nga xamante ne nii moom mooy Sen'Eau. waaye tamit ci biir liggéey boobu nga xamante ne nii dañ cee yor ay responsabilités. yàllaa ngi def tamit dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo tënku. ci benn kuréel bu nga xamante ne nii moom la ñuy wax syndicat yi nga xamante ne ñoo ŋànk vraiment li nga xamante ne ni moom mooy ñi taxaw pour ñaxtu ñi taxaw pour laaj ak yelleefu ñi nga xamante ne ñooy liggéeykat yi. lu si mel ni SATES quoi. ci mel ni SATES di syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. voilà ak UTIS ak CNTS. SUTES. alors gis nañ ni Sen'Eau du benn yoon du ñaar yoon ñuy amal ay travaux Sen'Eau perturbation yi takkar naa seen trop bu si mujj bu si récent mooy perturbation bu ñuy xaaral ni si week-end bi mais ba kañ Sen'Eau ak espoir bi ñu si amoon ba léegi jeexagul calvaire bi nit ñi ñu ngi lott ba tey. waaw loolu moom bu fekkente ne ni dañuy wax li nga xamante ne ni moom moo ñu fi tax a ñëw. dina doon baax comme ni ma ko waxee woon jamono bële passé ñu fexe ba yu mel ni su fekkente ne day am émission yi ñu fexe nu ñu invité ki nga xamante ne moom moo yore direction des territoires et des opérations. maanaam exploitation bi. c'est un directeur boo xamante ne nii moom nekk na fi. pour lépp lu nga xamante ne nii dafa dox ci wàllu maanaam jukki ndox mi. ci wàllu séddale ndox mi. kooku am na koo xamante ne ni moo fa nekkal entreprise bi. mais ñoom woonal leen mais seen disponibilité moom moo tëddeewul noonu. waaw jombul comme ni nga ko waxee dañu door ay liggéey yoo xamante ne nii liggéey yooyu xëy na moo ko mayul jot pour mu mën a présent maanaam pour mu mën a teew ci li nga xamante ne nii mooy émission bi waaye jàppal ni tamit am na beneen directeur boo xamante ne nii. moom li nga xamante ne ni moom mooy taxawaayam mooy dafay nekk nit koo xamante ne ni lépp luy information lu jëm ci wàllu clientèle bi ci wàllu relation publique am nañ ñoo xamante ne ñoo leen fa toogal ñoo xamante ne tey waroon nañu mën a ñëw toog pour mën a tontu ci yenn questions yi nga xamante ne nii intéressé na luy production bi intéressé na luy exploitation bi. mais également am na loo xamante ni tamit dina intéresser clientèle bi. wax nga ko léegi sa njëlbeenu wax dafa am ay liggéey yoo xamante ne nii yooyu yëpp pour gën a defar mu gën a baax la rek ndax
am na fu ñu fekkoon exploitation bi am na fu ko ñi fi jógee yóbbu woon ba mu toll fa peut-être suñu indee tamit comme ni nga ko waxee dañu lëkkaloog société bi nga xamante ne ni moom mooy SONES te loolu am na ay charte yoo xamante ne moo ko tënk ba ñoom war nañ suñu waree door lenn loo xamante ni dañ ko war a indi muy ay coppite ci mbir mi dañu war a informer nit ñi. donc am na direction de la communication am na direction aussi des opérations et des territoires. Très bien alors Sen'Eau est-ce que du désespoir jamono ji. xam nga ñun bu fekkee ne dañu nekk di waxante dëgg rek dafa mel ni sunu yaakaar dafa commencé yàkkeeku. ndax yaakaar naa ne bu fekkee da ngay indi ay soppite. da ngay indi ay changement da nga war a indi changement pour mu améliorer ndaxam li baax nekkoon fi nga gën ko yokk ba mu gën a baax. ñun bi gouvernement du Sénégal di def accord pour changer ñi nga xamante ne dafa beneen appel d'offre indi beneen marché ñun ñëpp dañoo amoon yaakaar ne ñii kat su gouvernement du Sénégal andee ñi nga xamante ne nii ñooy wax ne ñoom mën nañ te am nañ dayob yor lu ëpp mbala def lu ëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ñun ñëpp dañoo amoon yaakaar googu nag. dafa tas. dafa mel ni bu tasul it mi ngi ci yoonu tas ndax li nga xamante ne moo dox suñu digganteeg suñuy kilifa. yi nga xamante ne ñoo ñuy liggéeyloo. fan yi passé mbala weer yi passé gis ngeen boobu ba léegi ñoo ngi nekk ci ay taggatémbe waxtaan yoo xamante ne nii. seen négociation yi daal dara sotteeku si. ba léegi dara sotteeku si ndax bu fekkente ne nii fàttaliku nañ dañoo amoon lu nga xamante ne moom la ñuy wax mémorandum gouvernement du Sénégal dafa ne maa ngi ñëw di def benn appel d'offre pour jéem a indi li nga xamante ne nii moom mooy yoroo wàllum ndox mi ñoo ngi ñëw pour def ko pour indi fi beneen entreprise biñ defee appel d'offre kii nga xam ne tey moom mooy sunu kilifa te ñu nekk ak moom muy Sen'Eau yaakaar bi ñu amoon moom dafa ñëwoon ne mën na ci wàllu wu ne mën na ci fànn bu nekk waaye li gën a am solo mooy ñun bi ñu waxee gouvernement du Sénégal ne ko yéen kat yéen a ngi diisoo nu ngeen di defaraatee secteur bi. waaye ba léegi da ngeen ñoo woowul da ngeen ñoo impliqué wul ci dara. gouvernement du Sénégal ne waaw am na yoo xamante ne nii jombul defuñu leen ko ci woon waaye dara weesoogul dinañ tënk ay poñ ci benn cahier bu ñuy wax mémorandum bu ko defee ki nga xamante ne mooy ñëw su ñëwee poñ yooyu dinañ na ko kat nangam ak nangam ak nangam ak nangam war nga ko mën a respecter. ndax lii kat moom la liggéeykat yi laaj. très bien am na solo. donte ca départ woowuñu leen waaye yii poñ tënkoon nañ. am na solo moom bi muy ñëw nag. ci gàttal ñëwoon na wanoon nañ ko këyit googu ndax moom ak ministère de l'eau et de l'assainissement ñoom ñoo toogoon waxtaan ci poñ yooyu ñu ne ko kat soo jëlee da nga doxee nii da nga doxee nii da nga doxee nii. très bien El Hadj Malick Leye agent de Sen'Eau naka noonu mu nekk secrétaire général adjoint du SATES di syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. membre de l'intersyndicale bi nga xamante ni moom moo ëmb SATES naka noonu ëmb UTIS SUTES ak CNTS confédération nationale des travailleurs du Sénégal mu nekk tey suñ gan si émission Kenu Askan Wi. alors El Hadj Malick Leye damay ñëwaat ci wàllum perturbation wu ndox mi alors perturbation yi ba kañ mais lan moo tax saa su nekk muy am perturbation yow agent nga ci Sen'Eau jafe-jafe bi fan la. travaux yu dul jeex week-end bi ba sa topp wala week-end fii ak un mois ñu ni wax dañuy defaat ay travaux jàppal bàyyi dañuy couper fii Dakar et sa banlieue Thiès nangam mais lu tax. waaw mais lan mooy foofu problème mu Sen'Eau. bon lu tax foofu wax naa la ci njëlbeen que ni am na ñoo xamante ne nii tey seen place moo doon ñëw tontu ci. mais très bien mais yow agent nga si Sen'Eau war nga si mën xam dara ñun agent yi nga xamante ne nii ñun ay agent wu Sen'Eau lañ. te liggéeykat lañu te du tey rek la ñu commencé yore secteur bi.
yàgg ngeen si. yàgg nañ ci. à peu près ñaata année nga fa def ñun ak SONES ñoo nekkoon. oui bi ñu xaajalee SONES def ko ñetti société ONAS ak SDE bi fi nekkoon ak SONES. patrimoine bi SEN'EAU ñëwee dafa fekk ay étapes yoo nga xamante ne dañ ko doon dox mais li ma lay bëgg a xamal rek mooy ñun liggéeykat soo sañee vraiment boo doon am satisfaction 100 da ngay bëgg mu am satisfaction 200 am loolu mooy lan ñun li ñu gënal mooy population yëpp am ndox mu sell. di am ndox bu doy. loolu mooy sunu yéene. mais loolu mooy seen yéene. mais quand même loolu amul. te bés bu nekk ci loolu la ñuy nekk di liggéey. mais loolu amul. ndax ñun ay professionnels la. oui professionnel moom doowul ne yow ñoom ñoo ñuy jàngal li ñu liggéey dañoo ñëw fekk ñun liggéey ba mu mel ne anam bu rafet bu sell boo xamante ne ni am na performance ci entreprise bi ñu nekkoon kon bu ñu ñëwee dañu ñëw rek pour dolli ci ndax ñoom. ñëwaale wuñu ak ay techniciens. ñun professionnels yi dañoo fekk fii ñu mu nekk suñu métier ñu mën ko ñun lépp lu ñu am satisfaction clientèle moo ñu ko gënal. donc lii ma la wax ci njëlbeen te nga wax ko mu nekk ay perturbation ou quelque chose comme ça. jombul ñoom dafa am ay amélioration yu bëgg a indi ay mbir yoo xamante ne dañ ko bëgg a indi ci coppite ko pour gën a dolli li nga xamante ne ni moom production bi. gën a dolli li nga xamante ne mooy qualité vraiment ndox mi ak qualité service. très bien alors qualité service boobu ngay wax lu ñu nemmeeku mooy constat bi mooy mauvaise qualité de service loolu foog ñu koy wax ndax clients yi dañ koy joytu saa su nekk naka noonu gis nañ ni manque de réactivité bi nga xamante ni moom moo am si yenn gox yeeg yenn goxaat yi wàllum réactivité bi nga xamante ni wàllum réclamation wàllum facture yeeg yooyu. alors lu tax SEN'EAU ba léegi mënul fexe ba dépasser stade boobu. waaw xam nga. facture yi tey la wàllu gën a ay cher la def. wolof dafa wax ne daanu dajul suuf. chaque fois boo gisee ay clients yu kontaan da nga gis ca wàlla wa ñoo xamante ne kontaan. donc satisfaction clientèle wax naa la léegi ñun suñu tànk tubéy lañ ci xar ñun ñëpp mànkoo ci déggoo ci. da ngay xam itamit ne ñun donte ay liggéeykat lañ ci population bi lañ bokk. oui suñuy njaboot ñu ngi ci population bi suñuy kilifa suñuy waajur ñu ngi ci population bi kon noonu ko clients yi di vivre ñun ñii suñu bopp di liggéeykat ñun noonu lañ koy vivre donc ñun suñu sañoon te ci loolu la ñu nekk toujours mooy satisfaction clientèle dañ ci liggéey guddi ak bëccëg. man mii ngay waxal section commerciale laa nekk section commerciale chaque fois. direction clientèle daf ñuy wax toujours ñuy def ay performance di natt li nga xamante ne nii moom mooy satisfaction clientèle kon loolu ñun wax naa la léegi ne amuñ ci problème jombul nag am na ay goxaat yoo xamante ne nii defe naa ne ñoom suñu fi toogoon daañ ko mën a gën a expliquer. jombul am na ay goxaat yoo xamante ne nii ak période de chaleur bi nga xamante ne nii moom moo nekk. du ñàkk. am ñoo xamante ne nii comme niñ ko faral di expliquer ca jamono yooyu nga xamante ne xawoon na yàgg dañoo nekk ci zone yoo xam ne c'est des zones à hauteur. maanaam dañoo kawe. digganteem boobu nit su fekkente ne dafa nekk sax foo xam ne dafa kawe bala muy am ndox ki ka nekk ci suufam moo koy njëkk am ndox. laataa muy àgg ci laataa muy àgg ci moom. jombul yooyu moo am ay quelques cas yi nga xamante ne dañ leen di ràññee. bi ci topp mooy wax nga affaire facture yi. facture yi cher na cherul. cher na su fekkee ne nit ki am na mais El Hadj Malick lay bul wax tamit que ni cher na cherul. facture yi cher la def. xam nga ñun ñëwuñu loolu domaine boobu lu tax ma ciy wax. parce que boobu ba léegi maa ngi wax ne ñoom ñoo war a wax ci loolu waaye domaine boobu lu ma ciy wax. mooy li nga xamante ne man sama métier la. te muy li nga xamante ne mooy indi satisfaction ci clientèle. très bien satisfaction ci clientèle bi nit mën na am loo xamante ne nii pour moom yaakaar na ne doyu ko ci wàllu consommation waaye da ngay fàttaliku ni tamit ni ñun li nga xamante ne moo dox suñu diggante ak ki nga xamante ne nii moom mooy client bi mooy compteur ba nga xam ne moom lañ teg ci këram compteur boobu moo ñuy arbitré
compteur bi mooy arbitré. moo ñuy arbitré te boobu la moo ñuy contrôle arbitré. ngi na coow tamit. waaw am na si ñoo xamante ni jàpp na ni ba compteur yi ñëwee ba léegi mbir mi dafa gën a cher facture yi. waaw loolu mën nañ ko jàpp ci peut-être ci appréciation nit ki la. xam nga compteur ñun defaruñu compteur ñun appareil de mesure la boo xamante ne nii. dañ koo jënd jëlee ko bitim réew andi ko teg ko ci kaw client bi loolu nag dafay doon loo xamante ne nii saa bu ci ndox mi jaaree compteur bi marqué bu nu ñëwee ñun la ñu fekk ci compteur bi moom la ñuy facturer bu fekkente ne nit ki d'accordul ci li nga xamante ne nii moom lañ ko facturer ay la yéwén jombul mën na noo juum ci li nga xamante moom la ñu waroon relever. jombul compteur bi ci boppam mën na am sikkaange te comme moteur bu mu mënti doon léeg-léeg mu am lu ci sikk loo xamante ne nii peut-être nit ci doomu aadama ci bëtam mënu ko gis mais appareil yi nga xamante ne nii moom moo koy mesurer ñooñu waa service contrôle des poids et mesures waa contrôle économique ñi nga xam ne bokk nañ ci ministère du commerce ñoom ñoo koy saytu te. mais yooyu appareil yi nii fiabilité bi am na si ay clients yu koy déplorer. oui mais xam nga fiabilité moom laa lay wax. oui ñun comme amuñu garantie comme quoi ne ñun ñooy concepteur bi maanaam defaruñu compteur bi. client bi am na loo xamante ne nii ñoo ngi ko tënk ci li ñuy wax règlement du service d'eau. règlement du service d'eau ak yelleefu client bi yëpp poñ yëpp dañ ko ci tënk ci biir te boobu règlement du service. c'est un décret 98 10 25. du 23 décembre 1998. donc loolu moom moo ñu tënk maanaam ñun amuñu sañ-sañu defee nu ñu neexee mbala waxee nu ñu soobee. dañu am loo xamante ne nii moo ko tënk te règlement du service d'eau bi foo munti dem boo demee ci internet di nga ko gis boo demee ci site Sen'Eau danga ko fa fekk donc ñun lii moom moo ñu tënk ba tax na comme ni ma la ko waxee bu fekkente ne yow da nga am loo xamante ne da nga koo ñaxtu ci sa facture li nga war a njëkk a def mooy nga ñëw ci agence ba mbala nga woote ci numéro vert bi maa ngi def sax publicité bi 800 00 11 11 peut-être boobu di ngeen ma ko may mais soo wootee foofu wax leen kii bi ñoom dinañ jël sa réclamation en compte. très bien comme soo ñëwoon agence ba. am na solo alors est-ce que du choix stratégique yu Sen'Eau opéré moo tax Sen'Eau ba léegi nii nekk ci benn guuta mal profond. boofu comprendre ma foofu lan nga bëgg lan nga. mais jafe-jafe yu am ndax choix stratégique yi nga xamante ni ci wàllum direction yi nga xamante ni moom la ñu opéré loolu la direction générale opéré est-ce que du loolu moom moo indi gàkk-gàkk ci seen wàllum liggéey. ñun daal li ñu xam mooy ñun bi fi SD di jógee. oui ak bi fi SD nekkee ak bi Sen'Eau ñëwee mosu ñoo changer suñu ligne de conduite. mosoo leen changer am nañ ñoo xamante ne nii. ñu seen xam-xam màcc lañ ci wàllu liggéey ci biir Sen'Eau comme nañ ko doon defee ci société yi fi nekk. mais pendant ce temps ñuy indi ay experts yoo xamante ni yéen am ngeen xam-xam bi am ngeen xarañte bi mais teewul dañuy indi ay experts fii. xaalis boobu lu yàq boobu te loolu liggéey boobu yéen mënoo ngeen ko def. justement loolu bokk na ci yenn ci poñ yoo nga xamante ne nii ci suñu mémorandum bi ak suñu ñaxtu yi. boobu bokk na ci. très bien parce que dañoo gis ne que ni am na poste yoo xamante ne nii tey suñ ko joxoon doomi réew mi. voilà suñ leen fa loolu mooy tegoon choix stratégie liggéey bi ñee di def ñoom mën nañ koo def. liggéey bi nga xamante ne nii ñoom la ñu yaakaar ne ñoom war nañ koo mën a indi fekk nañu ñun ñuy def liggéey boobu ci anam yu baax ci anam yu rafet dafa fekk ne kay nit soo jëndee ab entreprise nga ñëw tegal ñu ne ñu lii ak lii ak lii lay doxee te fekkente ne ni poñ yooyu nga nekk dem nga ba mu yàgg nga war a xool ne que ni lii kat jëmalewul kër gi kanam da nga war a seetantal dellu si waat donc ñun fii je peux dire que ni mën naa wax ne expatrié def na fi loo xamante ne nii fekk na nationaux yi doon ko def boobaak léegi parce que fàttalikul ni société bi nga xam ne bi mu fii laata jóge bi muy door a ñëw amoon na expatrié mais dem na ba benn expatrié pratiquement nekkatul woon ci biir entreprise bi
ay nationaux ay sénégalais. ñoo ko yoroon di ko doxal ba performance yi mu am yépp mu am ko. looloo waral ñoom bi ñu ñëwee ñu gis ne que ñun ñii dañoo am qualité dañoo am performance ñu ñëw jënd ko kon kay bu ñu ñëwee. mais léegi lu tax yéen jëlul leen yéen ñu jël ay experts man loolu moo ma jaaxal. loolu bokk na ci paradoxe boobu man jaaxal na ma. loolu nag mais ñoom loolu fan nañ ko wékk. ni mu la jaaxalee noonu la ñu jaaxalee bokk na ci li nga xamante ne nii bokk na ci suñuy point de revendication. bokk na ci tam suñuy point de revendication ñun mënuñoo comprendre. juróomi expatrié rek ah war a mën a nekk ci condition yoo xamante ne nii mën naa wax junni liggéeykat nekkuñu ci condition yooyu. te loolu. junni liggéeykat dafa dëppawul ak li nga xamante ne. junni liggéeykat nga wax de. oui junni liggéeykat laa wax àdduna foofu. oui junni liggéeykat laa wax dama ne expatrié benn expatrié lu muy coûter entreprise bi. mën nañ xool ne que ni ay doomi réew maa ngi fii yu mën a war a mën a taxaw loolu bokk na ci yi nga xamante moom lay ñaxtu beneen bi ci topp mooy. ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir entreprise bi war a am ay compétences ñu teg leen ci poste de responsabilité yoo xamante ne nii war nañ ko mën a doxal. waaw ñu yelloo ko. ñu yelloo ko. toog fi xaar ko fi liggéey ko fi muñ ko fi ñu dem jëli ñeneen ñoo xamante ne ci biti leen di ñëw dugal leen fi aligné leen ci ligne boo xamante ne nii méngoowul sax ak li nga xamante ne moom lañ prévoiroon ci li nga xamante ne moom mooy cotation des postes ñun dañu commencé di am ay jaaxle yooyu bokk na ci yi nga xamante ne nii fi mu nekk nii teg nañ ko ci table direction générale bi pour mu indil ñu ci ay solution pour ñu waxtaan ci. parce que yaakaar naa ne nit kuy liggéey da ngaa bëgg a avancer. très bien alors gis nañ ni direction générale bi ngay wax sax si jamono yi si ginnaaw rek gisante ngeen ngir xool tamit si seen revendication ay points yi nga xamante ni moo dañ ko mën a saafara su ko defee secteur bi jëm ci kanam askan bi gis ci seen bopp liggéeykat yi tamit yéen ngeen gis ci seen bopp askan bi qualité de service bi mën a jaar yoon facture yi mën a wàññeeku alors si seen revendication yan garantie la leen direction générale bu seen oo jox yéen ñi nga xamante ni yéen ay syndicalistes yi. garantie bi mu ñu jox daal joxaguñu benn garantie. ah bon si seen point yëpp. joxaguñu benn garantie ay calmants rek nañ leen jox. waaw ay calmants rek lañ ñu jox te ñun calmants yooyu daanaka bu fekkee ne dañuy waxante dëgg calmants yooyu moom vraiment du ñu calmer sax. ndax ay calmants na leen jox est-ce que ndax bu fekkente ne ñun dañoo baaxoo woon at mu ne dañuy toog di def li nga xamante ne nii mooy ay négociation dañuy toog bu ñu demee ba ci benn weer ci biir at mi buy at mi di waaj a jeex ñu toog ak suñu direction générale waxtaan ak moom indi suñuy ay cahier de revendication maanaam yi nga xamante ne dañ ko jëlee ci liggéeykat yi ñu tënk ko yépp ci ay poñ ñëw teg ko ci table directeur général jamono bu yàgg ba directeur général bi ci boppam moo daan ñëw toog ci table bi ñu waxtaan ak moom wax ko suñuy doléance directeur bi indi ci ay solution ci yi mu mën mu ne lii laa mën lu mu mënul mu ne mënuma lii daf ci daan ànd ak nag ak équipe bam ànd naa ak direction des ressources humaines ba dafa daan ànd ak DRH dafa daan ànd ak léeg-léeg directeur adjoint général adjoint léeg-léeg mu ànd ak directeur financier léeg-léeg mu ànd ak wante ñun dañoo jiit seetlu ni bi direction générale bu SEN'EAU ñëwee ba léegi amul benn yoon bu ñu toog négociation di waxtaan ak ki nga xamante ne nii moom mooy kilifa gi ñu gis ko moom mu toog donc suñu directrice générale boobu ba léegi toogagul ci table négociation mu wax jox ñu wax delloo ko waaw mu ngi nii boobu ba léegi ñëwul moom nag délégué ne maanaam tegal nañu ki nga xamante ne mooy directeur des ressources humaines bi DRH bi moom la ñu indi donc kooku suñu kilifa la démb nekkoon na direction clientèle kilifa la ba itamit tey nekk na suñu kilifa. très bien wante bu fekkente ne yow da nga yebal sa ndaw mu ñëw di waxtaan ak ñi nga xamante ne yëpp yaa leen bokk yilif bu ñu doxee ba mu yàgg ñu toggoo jiit kenn bëggut a fett ga yow mi nga xam ne yaay ndey mbil gi te yaay kilifa ñëpp da ngaa war a ñëw toog ñu wax jox la nga wax delloonu lii laa mënuma lii waaye boobaak léegi ñëwul te gis na ne mbala boog yónni nañ ko ay lettres yu bari di ko wax ne kat ñun
kii nga ñu yónneel mënuñoo jubóog moom mënuñoo d'accord moom ba léegi avancé guñu bokk na ci nag ay points yu bëri yoo xamante ne ni bi ci gën a ràññee fan yi moom mooy augmentation de 40% boobu nga xamante ne moom ngeen dégg waaye nag du benn point boobu rek bëri na ay points yoo xamante ne ñu ngi ko dëxañ ci biir mémorandum boobu nga xamante ne di jëbaloon nañu ko. très bien alors yéen da ngeen mayoon Sen'Eau lu ñuy wax état de grâce mbir mi weesu nañ ko Sen'Eau ba mu fi ñëwee ba léegi alors avec le recul soo doon tiré bilan bi nga xamante ne mooy bilan gestion bu Sen'Eau lan ngay wax bilan positif bilan négatif wala bilan mitigé. bilan bi moom ñoom nee nañ bilan ba dañoo perte. waaw dès les premières années amoon na fi kay 4 milliards kay moom. waaw nee nañu am nañ déficit de 4 milliards. waaw déficit de 4 milliards waaw. xam nga nag ñun vraiment ñun dañoo baax bu mëpp. kon yéen syndicalistes non ñun syndicalistes ñun travailleurs sax dañoo baax. maanaam parce que moom ñëw nañ wax dëgg yàlla ak li nga xamante ne moom la ñu waxoon yëpp ñun waxuma sax seen diggante gouvernement mais ñun yaakaar bi ñu amoon bi ñu ñëwee moo tax na ne ñii nañ leen may ba ñu yebbi seen wëlis nañ leen may benn at nañ leen may ñaari at waaye at bu njëkk ba comme ni ma ko waxee woon dañ na xat gi lay na ñu ne ñu ñoom dañoo perte 4 milliards 4 waaw loolu at bu njëkk ba la waaw léegi at ba stop waaw at ba ca topp ñu njorte ne ñii fii du ñu jëmale amul ndox ñu ne kon ñii il faut ñu yuuxu ca ba muy teel ndax bu fekkente ne yow da ngaa ñëw jombul say investissement et tout ça yëpp nga teg say kaake yëpp ñun ñu may la grâce boo xamante ne pendant 1 an nga ñëw nañu 4 milliards 4 malgré que loolu sax jombul mën na nekk te ñun ba léegi laaj nañ leen ñoom nañ ñu wan yan investissement yi ñu la ñu def ak fan lañ teg seen tànk ba am 4 milliards 4. xam ba léegi amoo leen ci tontu. non ba léegi amuñu ci tontu bu leer amuñu ci tontu bu leer su fekkoonte ne da nga ne ma kat. man damaa ñëw dépensé naa 10 000 francs fii waaye doon bëgg a jaay pour am 15 000 waaye jaay naa au lieu kon ma am 15 000 léegi 9 000 la am kon perte naa 1000 francs waaye li ko waral mooy nangam ak nangam ak nangam nga expliquer yan charte ak yan yoon nga jaar. ba tax yow nga perte loolu. alors est-ce que mën nañu wax ni loolu dafay am répercussion ci distribution wu ndox mi. non pas ak forcément gestion wu Sen'Eau wala pas forcément. pas forcément parce que ki nga xamante ne nii moom li ko tax a jóg. mooy distribuer ak indité qualité service améliorer ko. ak yu demee noonu yaakaaruma moom bu demee ba xool terme yi nga xamante ne moo ko booleeg contrat boobu mu signé defe naa ne yaakaar na ne moom xamoon na xel ne su duggee ci lii daf cee war a am bénéfice daf cee war a gis boppam waaye man du ma dugg ci loo xamante ne nii ba ma cay dugg xam naa ne xel ne su ma ci duggee dama ciy ngiro kon loolu pour ñun mënaguñ koo gëm. très bien El Hadj Malick Leye agent de Sen'Eau secrétaire général adjoint du SATES syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal membre de l'intersyndicale regroupant les syndicats SATES UTIS SUTES CNTS confédération nationale des travailleurs du Sénégal moo nekk tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi alors wax naa ko sànq ñu ngi xaarani ay perturbations ci week-end bi ay perturbations Sen'Eau saa yu amee Sen'Eau dafay dalal xel nit ñi dana am ay mesures conservatoires su ko defee ñi soxla ndox mën ko am mais mesures conservatoires yooyu la du raataloo maanaam daal ñenn ñi rek ñoo si mën a profité waaye ñu si bëre dañ siy lott lu tax. waaw xam nga Hadj Malick lu ma doon waxal rek moom si laay ñëwaatoon. waaw mais agent Sen'Eau nga de. agent Sen'Eau nga de. su waree am ay perturbations su waree am ay perturbations ñun liggéeykat yi li ñu ci war mooy dañuy xar suñu tànk tubéy dañuy taxaw temm pour que vraiment du métti ci population bi ndax man comme ni ñu koy waxee su amee ay baisse de pression su amee ay kii sama njaboot au même titre que ñeneen ñi dañ ciy souffrir mais matuwaay yi nga xamante ne moom la ñuy jël mooy ñun suñu bopp dañu war a def ñun liggéeykat yi yëpp dañuy jox benn communiqué boo xamante ne ñun ñëpp dañuy waxandoo benn baat bi benn kàddu bi. ngeen di xàccandoo di dóorandoo. dañuy xàccandoo di dóorandoo. très bien ñi nga xamante ne nii ñoom seen xam-xam ak seen itte
mooy fexe nu ndox mi dellusee ak nu mu gën a gaawee dem ca la nga xamante ne nii peut-être moo am panne ba ñu réparer ko ci nu mu gën a gaawee. ñooñu du ñu yendal du ñu fanaanal ci loolu rek la ñuy nekk ba baa mbir mi di sotti. ay travaux yu dul jeex. beneen bi ci topp mooy ma ne ay travaux yu dul jeex. non du ay travaux. mais ay travaux yu dul jeex la. ñaata yoon ngay dégg ay travaux perturbation par ci par là. ay travaux Sen'Eau. waaw xam nga moom laa la wax. balaa yàgg sax dinañ déggaat yeneen travaux mais travaux yi ba kañ. waaw xam nga toujours est-il que ñoom dañoo am programme mënuma la tey définir mbala ma décrire la. mais ak tàngaay bii nii ak tàngaay bii nii. waaw nga xamante ni daanaka agsi na ndox di manqué. waaw dafa doy waar. est-ce que ndox partout la manqué. je pense pas parce que communiqué bii nga gis. oui. bi ñu ko génnee. dañ cee lëkkaloo ak waa SONES. yow ci sa bopp xam nga ne SONES am na loo xamante ne nii moom moo ko war a def am na loo xamante ne nii Sen'Eau moo ko war a def. très bien ak KMS 3 wante ñun li nga xamante ne moo doon suñu mébét moom laa la wax léegi ñun ñëpp ñoo bokkoon am yaakaar bi. te ba léegi yaakaar boobu dajagul ni bu Kër Momar Sarr 3 ñëwee ndox mi dina gën a yokku. KMS 3. KMS 3 bu ñëwee dina gën a yokku. mais bu ma revenir un peu ci communiqué bi waaye. li ma ci wax rek mooy ñun ñëpp wax nañu kenn ku ci nekk. ca la nga nekk ak fa nga nekk taxawal tem kàttan ba population yi du ñu yëg li nga xamante ne nii tey moom la ñu fas yéenaa defar. pan nag moom du ñàkk waaye ñun ñëpp woo nañ képp nga xamante ne nii suñu client nga te ngay client boo xamante ne nii client li ñuy wax client sensible informé nañ la. ñii informé nañ leen par voie de presse ñii yëkkati nañ seen numéro de téléphone yi nga xamante ne dañ ko garder ci benn registre woo leen yëgal leen. mettre nañ tamit à la disposition de ces populations là ay citernes yoo xamante ne nii daañu wër quartier au quartier. pour jox leen ndox. en attendant ñu leen di dépanner ñu ñëw. man loolu d'accord naa la dina am ay camions citernes yi ngeen di déployer ci zone yi nga xamante ni ñoo gën a impacté wu alors. mais si camion citerne yi ngeen di déployer dama ni mbir mi du matale. waaw loolu laa la wax dama gis ay camion citerne yu doxantu nii rek may joxe ay kii mais après doo leen gisaat mais loolu problème la El Hadj Malick léegi. oui mais moom laa la wax sànq rek dama ne la daanu dajul suuf te loo xamante ne nii ñëpp ñoo ko bokk. muy loo xamante ne nii du lu durable maanaam du loo xamante ne day yàgg. 24 heures la ñu wax te vraiment suñ ko defarul xëy na loolu mën na indi beneen panne boo xamante ne xëy na mën na gën a indi gàllankoor ci population yi. kon yaakaar naa ne su fekkente ne da nga am loo xamante ne nii benn senn la mbala benn li gën a balaa muy yaatu nga defar ko pour mën a jàll ci leneen améliorer ko moo gën. nga koy soofantal ba mu indi leneen loo xamante ne ëllëg dina kii loolu foofu laay waxee ak yow. mais citerne yooyu ngay wax ñun mënuñu buntu kër gu nekk ñu teg fa citerne. d'accord mais dinañ def de sorte que au moins chef de quartier yi mbala point focaux yi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn diwaan yi nu fexe ba nuñ fa tegee stratégie boo xamante ne nii dina mën a soulager population yi ci diir bu gàtt rek. le temps que ñun ñu defar leen ñu defar bu ko defee ñu delluwaat production bi delluwaat clients yi ci anam bi ñu nekkee woon. très bien loolu jombul sax dina am leneen lu mu yokk ba nga xamante ne nii jombul niveau bi nga xamante ne nit ñi doon nañ fa toog du ñu am ndox nu mu doyee dinañ indi amélioration parce que loolu yëpp ci stratégie de solution yi la bokk. très bien alors El Hadj Malick Leye li ñu desee ci ay simili bëreewul naam sax yéen da ngeen jàpp ni direction générale mu leen di tànkamlu boobu ba léegi alors ci seen ay projection perspective lan la yan action ngeen di waajal. waaw ñun fu nekk nii bi ñu indee suñu cahier de revendication moo wax la ko ñu waxtaan boobu ba léegi ñu ngi dem ak dikk. ngeen di naxante. ñuy naxante mbala ñoom ñu jéem a nax. ñu tàggatémbe daal toggoo jiit dañ leen a yóbbu kalaame leen inspection du travail. ah bon. waaw dañoo dem indi déposer benn kii de non conciliation. oui. kalaame boobu ñu leen kalaame leen ki nga xamante ne moo ñuy war a atte muy inspecteur du travail bi. woolu nañu
bi nu inspecteur du travail bi wooloo bëgg noo defere gisagu ci solution ndax bërki démb rek la nu woolu nu toog waaye bi nu toogee tamit ba tey déggoowunu ndax la taxoon ñu bañ a déggoo ci suñu biir kër ba indi ko ci àttekat bi loolu ba léegi moo dox suñu diggante ak ñoom ndax ñun dañoo def li nga xamante ne moom mooy intersyndicat ñett ñoo ànd ak ñaar ñoo xamante ne ñoom fee leen féete maanaam dañoo féete ak direction bi ñaar ñoo xamante ne nii li gën a bëri ci liggéeykat yi nee na ñii bu ñu leen bàyyeeti ñuy toog di wax ne dañuy wax ci suñuy tur ndax ñoom seen bopp lañ fa nekkal seen i intérêt personnel lañ fa nekkal nekkul fa intérêt général nekkuluñ fa intérêt général sëy biñ fa nekkulee intérêt général nag bu leen bàyyeeti ñii ñuy toog ci taabal joo xamante ne nii dañuy wax di laaj ak yelleefu liggéeykat te ñoom saa yu ñu ko waxee seen bopp la jëm intérêt personnel seen bopp rek la ñuy seen wàllum avancement ak séddale bukk rek lañ koy def ci yàlla la preuve en est que am na kenn ci ñoom peut-être dinaa ko wax am na kenn ci ñoom koo xamante ne dafa nekkoon ku jiite ab syndicat ba mu jiitee syndicat ba muy dem ñu koy nommé mu dem ci direction des ressources humaines ba di fa nekk koo xamante ne moom mooy régler dialogue social bi dafa indi ab lieutenant ne ko yow kaay toogal ma fii ci siis bi léegi bu mu demee ba retraité mu daal di koy indiwaat ne ko kaay yow ñu nommé la fii ñu ma nommé woon bu ko defee man ma delluwaat toog fee mu mel ni mbir moo xamante ne nii ñoom dañ ko bëgg a def affaire donante. est-ce que te directeur des ressources humaines bi aussi tamit foofu ñun tamit dañ koo ŋàññ ci loolu parce que dañu ne loo xamante ne nii poste la boo xamante ne dañoo waxoon ñun ñoo xeexoon syndicat yi ba ne ku fay mënti nekk tamit nañ ko jëlee ci biir syndicat bi te kooku bu fa toogee tamit dafay toogal travailleurs yi dafay toogal syndicat yi. très bien et non pas mu toogal pour ses intérêts personnels. très bien am na solo. ñaar ñooñu nag looloo tax ñun ñu beddi leen. inspecteur du travail bi mu ñu woowee daf nañu léegi dama bëgg ñu waxtaan ci kayit gii nga xamante ne nii ñetti syndicat yi intersyndical bi ñoo ko bind indi kalaame bi. loolu moo tax nga doxantoo ak kayit yi nii. moo tax ma doxantoo kayit bi ñun maanaam lépp lu ñuy wax rek dañu am ay base yu ñu ci sukkandiku yu leer. bi kilifa gi ñëwee inspecteur du travail bi ne ko nañu wax ci lii mu ne moom su sañoon dañuy waxtaan boole ci yeneen ñaar yooyu nu ne ko ñun duñu waxtaan ak ñooñu parce que ñun am nañ mandat maanaam liggéeykat yëpp wax nañu ne ñii moom bu leen toogatee ak ñoom. ndax non seulement amuñu ay délégué ay ñaar la ñu xamante ne dañoo langaamu woon ci yeneen syndicats yi bi ñu defee kii ñoom nekkuñu ay délégué mais langaamu boobu ñu langaamu woon ñu defe ne ñoom li olof di wax biteel bu nekk la mu def lay sax lay xeeñ ñoom yaakaar na ñoom ay secrétaires généraux lañ kon am nañ ay délégué war nañoo mën a toog ci table de négociation alors que ñun dañu waxoon ne bu fekkente ne ñun ñëpp dañu waxtaan bokk benn bëgg-bëgg benn jëm-jëmu su fekkente ne loolu nekk na xayru. très bien. wa ilaa nag ñun ñoo ngi tëgg jëm nii ñoom ñu tëgg jëm na le ñun ak ñoom bokkuñu ay objectif ñu ne ñun du ñu toog ak ñoom. très bien man lay gërëm baax di la sant El Hadj Malick Leye la ngay jeexale ginnaaw ak document yu bëri yii yëpp nga teg ci table bi macha allah. li may jeexale mooy sant leen gërëm leen yéen waa ITV. ndax yéen da ngeen fi nekk pour gën a leeral. très bien. ndax mbir yi leer na ba noppi waaye da ngeen bëgg a gën a leeral. ci kaw loolu ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm. waaye bëggoon nañ itamit ñun pour sénégalais yépp xam ne ñun lii nu nekk di ñaxtu ak lii ñu nekk di kii askan wi moom moo ñu gën a tax a jóg. xam nga wax naa la sànq ne la ñun dañuy laaj revendication mais ci biir revendication ay revendication yu bëri la yu ñu tënkoon ci benn mémorandum. tënk boobu ñu tënkoon ci mémorandum bi mënuloo yow nga ne d'accord naa bu ma jëlee dinaa def nangam ak nangam nga d'accord gouvernement du Sénégal signé ak yow ba noppi nga ñëw d'accord ci ñun tant de % la ñu am looloo waral ci mémorandum boobu si lañ sukkandiku ba ñun ñu jox ñu 8% jox SONES ak ONAS ku nekk 1,5% mu nekk 11%. ci kaw kërit googu nag la ñu tënk loolu kon ñoom mënuñoo nangu lii bàyyi lii. très bien man lay ba gërëm tax bu baax di la na sant. ñun waa ITV ñoo ngi leen di sant doo leen di gërëm. peut-être nag ñoo ngi leen di ñaan itamit mu amaat beneen émission boo xam ne doon na gën a yaatu.
incha allah pour li nga xam ne moom la ñu tënk ci suñu kayit yi te mu nekk ci suñu xol yi ñu war koo mën a expliquer population bi yépp xam ko. pour ëllëg ñu defe ne ñu bañ a defe ne ñun dañu fay nekk rek di laaj ay augmentation am na yeneen point yu ëpp solo. yoo xamante ne askan wi la soxal yoo xamante ne askan wi la gën a soxal. très bien bokk na ci loolu nga wax ci affaire ndox mi bokk na ci affaire facture yi bokk na ci yeneen yoo xamante ne nii comme ñun ci population bi leen bokk soo leen ñu gënoon a yaatal ne incha allah ci yeneen émission dinañ ci ñëw. te bu boobaa dana gën a leer. di la gërëm baax di la sant si sa disponibilité ndax voyage nga jugee nga ñëw directement si teew si émission bi. maa lay gërëm baax di la sant di la wax bon retour mu nekkoon El Hadj Malick Leye agent de Sen'Eau secrétaire général adjoint du SATES syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal membre de l'intersyndicale regroupant les syndicats SATES UTIS SUTES ak CNTS mu nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi Abdoulaye Ndiaye moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Iba Mar Sène ci caméra yi Cheikh Ahmed Tidiane Diouf ak Pape Mafal Fall jàngeen jëf bon week-end. jërëjëf.